mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen ànd ak seen télévision Bambey 24 bisimilah ci xibaar yi ñeel ay bés bi. baaxee na lool nekk fee ca douane Ngoy fii ci Bambey ñoom nag askan wi li nga xam ne mooy seen jafe-jafe bari loolu daanaka foofu moom daara amu fa yoon wi nga xam ne moo lëkkale Bambey ak Baba Garage ñoom nag askan wi doon sàkku ngir ñu defar ko waaye fi mu ne nii càkku tef ga léegi mu nekk seen ginnaaw ndax liggéey moom door nañu ko ay jafe-jafe am ci kuréel gi nga tudde moom tudde Yewwi Askan Wi fii ci doonu Bambey ñi nga xam ne ñooy njit li daanaka ñëpp a bàyyi ndax dañuy ŋàññi daal taxawaay ki nga xam ne mooy soxna Aïda Mbodj ñoom lañu jàpp mooy soxna Aïda Mbodj daal lépp lu baax mu jox ko ay minute nagam bàyyi ñu ci des étudiant ngi nekk fii ci université bu Alioune Diop bu Bambey te bokk ci parti bi nga xam ne mooy réewum bu Idrissa Seck ñoom nag bàyyi nañ parti boobule ndax daal ñi ŋàññi ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ni doxalinam daal daanaka jarul yoon ci wàllu tàggat yaram ki nga xam ne mooy Djibril Sidibé doon amal lii di jubilé maanaam day tekki ay goraasam ci wàllu football la ci ay bés bi ne la amal yi nga xam ne mooy ay xaritam ak ay waajuram ak ay soppeem daanaka ñoo fa deye woon ngir nag sagal Djibril Sidibé moom mbokk ne skis ma di ko yeeñ ci faram-fàcce gi. asalaamaaleykum mbokk yi di leen sant di leen gërëm ci amati mbégte jàkkowaat ak yéen ci seen télévision Bambey 24 ci xibaar yi le ki nga xam ne nag moom mooy yoon bi di lëkkale Bambey ak Baba Garage nekk ab rang-rang métti lool waaye fi mu ne nag askan dañu doon sàkku ngir ñu defaraat ko waaye sàkku tef googu daanaka dina dem dellu si ginnaaw ndax nag li nga xam mooy liggéey moom door na ñu ngi koy defar foofu ne bu ñu toll nii tembe ki xam ne loolu mooy Modou Sarr Ndiaye nekk maire Baba Garage boobu lee Modou Sarr Ndiaye dañuy déglu ay kàddoom ak ki nga xam ne mooy Thierno Sow ànd ci ak Ndongo Ndiaye. biir dëkk bi ñaari entreprise yi ñu fi ñii ñi ngi ci yoonu ngaay wi ñii ñi ngi ci biir dëkk bi mais ñëpp nag ñi ngi bokk CSE parce que tali Baba Garage Ngaye Mékhé Fass Boye CSE ñi ngi fi pour démarrer ko tey xëyoon naa ànd ak ñoom ñu dugg ci biir dëkk yi pour ñu may nu ay bretelles 3 kilomètres ñu xool ci yan mbedd lañ koy def. mbedd yooyu identifié nañ leen ba noppi actuellement ñoom ñu ngi ci tali bi ñu ngi natt ka def nee dañ ko commencé le plus rapidement possible muy Ngaye Baba Garage Ngaye Mékhé Fass Boye ñu def ko ci programme désenclavement bu chef de l'État. beneen bi nga xam ne moo jógee Bambey jëm si Baba Garage jëm Kër Samba loolu aussi doon nañ ci wax mais li nga xam mën nañ ko jàpp fii ñu toll le mardi 26 bi passé def nañ dépouillement bi ba noppi kon en principe fi mu toll xam nañ kan moo ko gagné de manière provisoire activité provisoire bi mën nañ koo xam ñoom it ñëw nañ fi saytu nañ ko ñu ngi toog di leen déglu. ñu wax ci wàllu nga xam ne moom mooy yenn ci ay xeetu garab ak ay xeetu mala yoo xam ne daal daanaka fii ci doon Bambey boo sàgganut léegi rek dootu fi amati. nga xam ne ONG bu Enda Thiermone nag moo tax ñu laxasaayu di yëgle itam ni daal loolu bu wooyee moom daanaka loolu dina am musiba dina am ba tax ni kan mooy Claude Sarr nga xam ne moom la dénk lii di wàllu programme ONG boobu moom it daal moom la ñuy jox kàddu gi mu ànd ci ak kii nga xam ne mooy Serigne Mbacke Faye ak Ndongo Ndiaye ci caméra bi. wàllu Enda matériel dans le cadre lëkkaloo bi nga xamante ne Enda Thiermone en tant que réseau def na ko ak waa Union européenne. donc tey ñu ñëw Baba Garage pour vraiment dajale acteurs communautaires yi ci question bi nga xamante ne moom moo nekk d'actualité mooy xeetu garab yi nga xamante ne suñu maam yi dañ ko utiliser te daanaka soo xoolee ci gox yi. ay benn ñaar moo ci des maanaam ñu ci des bëreetul ñu fexe ba xeetu garab yooyu amoon njëriñ dellu si waat ci askan bi mais pour mu dellu si waat ci askan bi faaw ñu aar leen d'abord xool yi nga xamante ne moo fi nekk ñu aar leen yi nga xamante ne amu fi ñu dem uti ko feneen indi ko mën ko aar su ko defee ëllëg ci ndimbalu suñu partenaires yi tel que collectivité territoriale bu Baba Garage tel que vraiment service état yi nga xamante ne mooy eaux et forêts mais d'autres partenaires techniques et financiers nga xamante ne mën nañ ñëw jàpp ci combat bi ñuy mën ni mën ñu jàppale ba vraiment ñu mën a am résultat bu mucc ay moo fi nekk. ñu àddu jëm ci wàllu ndox ci wàllu kaw ga foofu nag dëkk bii di Cepp nekk ci diwaanu Lambaye ak Saate nekk ci diggante Kër Samba Kane ak Baba Garage ñoom nag dañoo dénkoon Aquatec seen forage yi waaye nangu nañ forage boobu ci Aquatec ndax nee nañ Aquatec ni mu doxalee daal daanaka jaarul yoon ñu déglu ci reportage bi Babacar Diouf ak Malick Ngingue ci caméra bi. diggante Cepp ci commune bu Lambaye ak Saate ci commune bu Baba Garage xaw na xëcc trop wante jafe-jafe bi benn la fi askan wi mënunoo am ndox moo xam ne nii bu baax la te doy Sidi Diouf ak Moussa Ndaw di ñu ko xamal. kon léegi nun population yi
danoo nekk ci diggante Martop Aquatech muy tàpp rek ak dëkkëb état muy toog di seetaan di tàpp ñuy tàpp ay aw askan. yi nañu am nañ jafe-jafe moo waral yàgg nañ ko dénoncé mais dafa mel ni ba léegi dafa ñëw déggagul moo waral nag tey bañ demee ba ay famille ci yàqoo ay population di am divergence loolu moo waral tey population Baba Garage ak Kër Samba yëpp génn tey daje fii ci Saate pour récupérer forage su Saate. li ñu bëgg te bëgg nguur gi taxaw ci moo di ñu dàq kii di repreneur bi nga xam ne moo yor forage yi nekk ci diggante Njaareem ak Thiès. ñi naanatuñu talatuñu fóot bay sangu. ay waaye Aquatech na dem te dimbali nu ngir yàlla ñun parewuñu pour mourir de soif. li ci gën a yéeme nag moo di ñaari askan wi ci benn bés bi lañu tànn def ay ndaje yu yaa pour ñaan ñi nga xamante ni ñooy Aquatech ñu abal leen seen dëkk ak seen ab forage. ñu ñoo jël combat bi Aquatech day dégage par A ou B ñun doy nañ sëy la takkoon nañ ko nëbuñu ko na dem ñoo ko fa sekk. mbokk yi ñu wéyal xibaar yi wax ci wàllu politique ki nga xam ne mooy xiiroo ak ŋaayoo nag moo dox ci diggante kuréel gi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi nag ñi nga xam ne ñooy seen ñi nga xam ne jiite mbir moomu la daanaka ñëpp a bàyyi ndax li ko waral mooy doxalin daal ki nga xam ne mooy Soxna Aïda Mbodj moom moo leen neexul ndax Soxna Aïda Mbodj daal jàpp na ni lépp loo xam ne baax na daal da koy jël jox ko ay militangam bàyyi nag ñi nga xam ne moom mooy ñeneen ñi. ki nga xam ne mooy docteur Aliou Nione moo wax ci seen kàddu ñu déglu ko ci micro Malick Gningue ànd ceeg Ndonga Ndiaye. Au nom des membres de la coalition départementale de Yewwi Askan Wi regroupant les partis Pastef Bambey, PUR, Grand Parti, PRP, nous tenons ce point de presse pour informer l'opinion publique bambéyoise et nationale sur la situation actuelle de la coalition. Considérant les agissements de la coordonnatrice départementale, Madame Aïda Mbodj, considérant le manque de transparence et de respect à l'égard des différentes entités de la coalition, considérant le torpillage du processus avec l'immixtion de personnes inéligibles au regard de la charte de la coalition et du code électoral, considérant que les partis Pastef, Grand Parti, PUR, PRP sont majoritaires à Bambey, commune et département, considérant que ces différentes entités majoritaires ne sauraient battre campagne pour And de Aïda Mbodj, qui a une attitude suspecte et favorable à la mouvance présidentielle, considérant que tout ce qui a été produit durant le processus, depuis la mise en place de la coalition, a été ignoré, nous, PUR, PRP, Grand Parti et Pastef local, déclarons solennellement notre sortie de la coalition Yewwi Askan Wi à Bambey. ba tey ci wàllu politique parti bii di réew mi boo xam ne Idrissa Seck moo ko jiite étudiants yi nga xam ne ñoo nekk fële ci université bu Bambey moom nag jàpp nañu daal parti ba moom dañoo boole ñëpp daal di ko bàyyi ndax li ko waral mooy taxawaayu Idrissa Seck li seen njiit daal moo leen neexul moo tax ñu bàyyi parti boobu lay Nango Diawo moom nga xam moo seen njiit ñu déglu ay kàddoom ci micro ba Thierno Sow ànd ceeg Malick Gningue. mosuñ jot dara loo xam ne lu wàllu accompagnement boo xam ne si parti bi la jógee. ci mu jëm suñu ay activités ñuy organiser loolu moo waral vice coordinatrice ba moom jotoon na entretenir avec le directeur de cabinet du président mooy Babacar Gueye kooku mu ne ñu bind leen demande d'audience muñ bindee demande d'audience ñu jox ko mais booba mois de mai la woon donc ñu toog ñu revenir ko waxul ñu dara te mën naa wax ne demande boobu bu ñu ko bindee ba léegi mën nañu wax ne doom bu ci juddoon sax instant bi war na mën a dox. ci biir loolu tamit ñu dem di jéem di lijjante ak ñoom ak entretenir ak ñoom à ce que nu ñuy gisee ak ñoom mais boobu ba léegi dara antuut. waaw léegi nag gannaaw loolu alarba bi passé lañ tenir assemblée générale fii si université Aliou Diop de Bambey ci biir loolu ñu jël décision que ne dañuy démissionner si parti réew mi parce que boo nekkee si ñoo xam ne yëguñ la te lu ñuy wax lëngoo neex na trop waaye koo bàyyi mu ànd ak ay mbaggam di wéy ci biir loolu nag ñun waa CRIADB ñu ngi xamal ne askan wi que ne démissionné nañ ci parti réew mi bi nga xam ne Idrissa Seck moo ko jiite ni ki tey. ba tey ci wàllu yëngu-yëngu politique ki nga xam ne mooy Modou Sène Fall moom mi nga xam ne bokkoon na ci coalition bi di gëm sa bopp moom nag bàyyi na coalition boobu dem nag fekk ki nga xam ne moom mooy Pape Diop ci parti boobu di bokk gis-gis moom nga xam ne moom mooy Modou Sène Fall moom nag moo na ma jiite liste boobu nga xam ne mooy liste diwaanu Nangalma ci élection yu gox-goxaan yi dañuy déglu ay kàddoom ak Abdou Fall ànd ceeg Ndonga Ndiaye. mouvement Defar Dëkk bi kon bi nga xam ne yàgg na taxaw sama candidature
ci at yu baree bari moom tey jël na dogal pour ànd lëkkaloo ak convergence démocratique bokk gis-gis bi nga xamante ni président Pape Diop moo ko jiite ñu ànd élection yooyu war a ànd ak moom ci commune Ndangalma mais aussi war a ànd ak moom ci département Bambey kon daañu ànd ci commune bi mais aussi daañu ànd ci conseil départemental. Depuis talaata bii passé mouvement ànd defar dëkk bi dakkal na bépp lëkkaloo bu mu xalaatoon am ko ak mouvement gëm sa bopp ndaxte kat mouvement bii ñu nekk mouvement bu moom boppam la. mu nekkoon kon Modou Sène Fall ñu dem fële ca diwaanu Ngogom foofu nag ki nga xam ne mooy maire Ngogom di Baboucar Ndiaye moom it mi ngi woon ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar bàyyi na foofa wutali gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany moom nag ki nga xam ne moom mooy Malick ñi ngi moo fa teewoon déglu reportage am mi ngi ci ànd ak Ndonga Ndiaye. ci xumbaare googule la waa Ngogom teeroo président Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp Baboucar Ndiaye yëkkati ay kàddu daal di xamal askan wi ganam gi bu mu am ci Sénégal jël ci alalam dugg ci biir Sénégal fu ne mu teg fa tànkam amatul jot carburant xaalis lu ne mu koy def pour uniquement askan bi ne ci jàmm. Bougane Gueye Dany ba mu yëkkatee kàddu la mu xamle moom moo di réalisation yi Baboucar Ndiaye def ci Ngogom da koo yéema li lee tax mu bëgg waa Bambey ñam ci ba tax mu dig ko ne ko moom lay samp mu jiite conseil départemental bu Bambey. lenn dong moo ko yitte mooy yéen ñii seenug nekkin yéen ñii seenug yokkute yéen ñii seenug ëllëg mooy yitteel monsieur le maire te yaakaar naa ne li mu def ci bilan. bu leen nee seen ëllëg ak seen nekkin moo ko yitteel war ngeen koo gëm parce que def na ngeen gis kon ci turu département dama lay ñaan lépp loo defaloon waa Ngogom nga gën ko dolli waaye comme xalaat bi ma am man mooy defar Sénégal dama bëgg xalaat ak yéene bi nga defaree Ngogom ñu yóbbu le conseil départemental nga commencé ko d'abord ci commune yi nekk ci département bi. Baboucar Ndiaye bam pare daal di gërëm askanu Ngogom mi nga xam ne 2002 ba tey ñu ngi koy jàppale moom it mën a jig na leen ndax réalisation yi daal di nañuy bari mu daal di koy lim. dafa am solo courant xam ngeen ne am na dëkk yoo xam ne yu mag ñu ëpp la ñu am ci courant weesuwul fukki dëkk fii mu toll juróomi dëkk yi ñuy réalisé muy Ndukumaan muy kër Aliou Diouf kër Ibra Diop Mbari Ale bii nga xam ne pare na wàjji pare na juróomi dëkk yi buñ ko réalisé ñu am 100% courant ci commune Ngogom bu ma jëloon rek par village bii ñu nekk rek village yu Ngogom biñ fi ñëw ñun ñoo fexe ba jeunes yi am terrain de football mu nga nale sëb ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeram octobre 2021 nekk na lu ñu bind ci taarixu Ngogom ndaxte seen maire bi di Baboucar Ndiaye ci la daal di fekke ji Bougane Gueye Dany. jërëjëf Malick ñi nga ñu wax nag ci àddu jëm ci wàllu tàggat yaram wax ci nga xam ne moom mooy Djibril Sidibé moom nag nekkoon footballkat bu mag a mag football daanaka fépp ci fu bëri ci àdduna bi le moo amal nag ab jubilé maanaam daal xam ne daal ni tekk na ogasam du dugg ci terrain yi moom du football loolu nag ñu koy sargalal ki nga xamante askan bi di xarte di ñi nga xam ne ñooy def bëgg football lool ak ay jegeñaaleem daal ñoo ànd ñoom ñëpp dañ ko sargal ci jeextalu ay bis bi la ki nga xam ne nag moom mooy amal loolu di ordinateur bi di Lamine Ndiaye lañ ciy déglu moom nag ñëwaat na ci jaar Djibril Sidibé ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf ànd ak Ndonga Ndiaye. Djibi nag mu nekk koo xam ne kii modèle la pour la jeunesse footballistique de Bambey et du Sénégal parce que il a eu à fréquenter l'équipe nationale A l'équipe nationale B avec Joseph Koto ba pare nekkoon fi capitaine u Jaraaf nekk doomu Bambey jaar compagnie sucrière
jaar Teungueth FC dem fi Gabon Bongoville ñibbisiwaat fii Sénégal ba tey yàlla def mu teg ay crampon. lii nag moo fi nekkoon ci ay xibaar waaye bala ñoo tàggali ko invité d'action nañ ko am ak ki nga xam ne moom mooy Mbaye Diack nag nekk candidat ci li nga xam ne moom mooy CDS di comité de santé bu Bambey Abdou Fall dina ko dalal léegi ci njeextalu xibaar lay doon mbokk yi di leen jaajëf bu baax a baax ci seen ànd ak seen télévision Bambey 24 di leen jox di daje benn yoon ci yenn xibaar jërë ngeen jëf. jërëjëf Matar Ndiaye si xibaar yi kon ni nga ko waxee rek egsi nañu si invité de la rédaction tey nag ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne nii moo di Mbaye Diack moom nag mu nekk candidat ngir rek bëgg jiite li nga xam ne nii moo di comité de développement sanitaire bu district bu Bambey nekk tamit di liggéey fi nga xam ne nii moo di CDS bu Bambey Mbaye Diack nuyu la di bàyyi nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yu Bambey 24. waaw Abdou ñu ngi lay fay di nuyu seen waa rédaction bi di nuyu également waa Bambey yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen jaajëfal également ci invitation bi. jërëjëf Mbaye comme ni ñu ko waxee sànq rek yow da ngaa nekk candidat ngir jiite li nga xam ne nii moo di CDS bu Bambey d'abord nga wax ñu rek lan moo tax nga bëgg a nekk candidat wala sax lan moo tax nga bëgg a jiite li nga xam ne nii moo di CDS bu Bambey. waaw Abdou donc comme ni nga ko waxee léegi rek CDS su Bambey tey li tax ñu jóg pour bu ko jiite dafa am benn genèse maanaam dafa am fu mu jaar fi mu jaar mooy dañu am loo xamante ni dañ ko gis ci hôpitalu Bambey ñu dégg également population bi yëpp di ko ñaxtu muy ay jafe-jafe yoo xamante ni am na foofu ci maanaam wàllu prise en charge population bi. bokk na ci loolu ay ticket yu cher bokk na ci loolu également ay services yu nga xamante ni nekkul service de qualité bon yooyu yëpp nag nekk ay jafe-jafe ak peut-être loo xamante ni dem na ci wàllu gestion xëy na loolu dinañ ci ñëw après mais en tout cas daal ci gàttal ci tënk ay jafe-jafe moo ñu dugal ci loolu ñu gis coono yoo xamante ni teg nañ ko population bu Bambey ñu jàpp ne tey structure sanitaire bu mu mënti doon fu mu mënti nekk ci àdduna bi li ko tax a jóg du teg ay jafe-jafe askanam mais fexe ba askanam ku ci feebar mën a faju loolu mooy objectifu structure sanitaire bu war a mën a nekk ci àdduna bi mais malheureusement li ñu gis ci structure sanitaire u Bambey c'est pas le cas tey dañ koo jàppee comme benn boutique ku yor boutique am ca marché ba di jaay di wut bénéfice ci kaw askan wi loolu nag ñu naxarlu ko population bi aussi naxarlu ko mu motiver ñu tax li tax ñu dugg ci xeex bii nii. duma su ma dégg bu baax da nga ne ay jafe-jafe moo la poussé ba nga bëgg a nekk candidat ngir jiite CDS bi léegi transition la rek pour nga mën dikkaat si ban bilan ngay def si gestion actuelle bi nga xam ne nii kii di Karim Ba moo ko jiite. waaw en fait Abdou je pense que bilan bi moom waa Bambey def nañ ko parce que Bambey ñoom comme ni ma ko waxee léegi nii tey discours bi benn la foo dem lu ñu lay wax mooy que ñi fi nekk doyal nañ ci ñoom parce que gis nañu seen gestion nu mu demee gestion bi nag je pense que ñun ñëpp aussi gis nañ ko parce que lu may wax souvent dañu nax askan bi li ñu naxee askan bi mooy ay tabax te hôpital tabax yoru ko hôpital je crois que li ko yor mooy fexe ba hôpital bi am plateau technique bu baax hôpital li ko yor mooy fexe ba askan bi bu ñu feebaree mun a faju quel que soit seen ay moyens ñu mun a faju mais ay tabax ak yooyu taxul ñuy wax hôpital donc mais ci tabax yooyu la ñu mënoon jaar xëy na pour nax askan bi pour que aussi li ñu bëggoon mun a def ci seen gestion ñu def ko loolu aussi nit ñi comprendre nañ ko nit ñi comprendre nañ que ni tabax yooyu c'était un moyen vraiment pour leurrer la population également pour s'enrichir donc loolu moom tey si j'ai un bilan à faire je peux dire que le bilan est négatif donc parce que gis nañu tey bu ñu demee ba ñuy wax ni hôpital Bambey dafa am une dette là c'est scandaleux donc am na bor bu nga xamante ni tey jii nii ñu ngi ko war a fay mu nekk loo xamante ni nii mënoon na ñàkk je pense que bu gestion bi jaaroon yoon loolu ci am noonu war na ci mën a bañ a am mais li ko indi mooy comme li ma wax rek gestion bu baaxul une gestion clanique donc yor nekk ci benn gabegie bu nga xamante ni di foowee xaalisu hôpital bi tey moo indi hôpital bi ci situation bi mu nekk nii. mais Mbaye est-ce que bëgg a jiite rek war naa tax ngay jeter l'anathème si ñi nga xam ne ni ñooy jiite ndax lu mën demee rek ñoom aussi am na yenn yoo xam ni def nañ ko loo xam positif la ndax léegi gis nañu léegi hôpital bi am na ay services yoo xam ne am fóot bu njëkk ba pour nga faju da nga daan dem Diourbel wala Thiès mais macha allah léegi am na yu bari yoo xam ne nii am na fi kon est-ce que aussi am na bilan bi loo xam ne tamit war na positif na te aussi da ngeen ko war a tudd malgré ngeen nekk candidat. waaw non Abdou ñun duñu ay nihiliste maanaam duñu ay nit yu nga xamante nii dañuy ñëw ni dara amu fi
wax naa ko léegi ci sama njëlbeen wax ni am na lu ñu fi def tabax nañu changé nañu xar kanamu hôpital bi mais est-ce que loolu doy na et puis est-ce que loolu priorité la mooy li waroon jiitu parce que pour man li waroon jiitu mooy fexe ba fi nit ñi di fajoo mu nekk plateau bu nga xamante ni tey dina nekk plateau technique bu baax loolu mooy priorité yi parce que tey dafa am ay priorité ak ay surpriorité man su may jël priorité ak surpriorité je prends les surpriorités et surpriorité yi maanaam yi nga xamante ni moo féete kaw tey foofu la ñu waroon orienter les ressources de l'hôpital orienté wuñu ko foofu donc loolu moo tax bilan bi comme ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni bilan bu négatif la naam am na lu ñu fi def parce que comme ni ma ko waxee changé nañ xar kanamu hôpital bi defar nañ fi ay murs defar nañu ay lumières ainsi de suite mais loolu yëpp aussi comme lu ma wax je crois que c'était un moyen également pour ces gens-là ñu am xaalis parce que aussi comme xam nañu Sénégal tabax nu muy demee ak yooyu donc loolu moom vraiment jàpp nañu ni du woon priorité bi daal moo doon fexe ba ñu am plateau bu baax nit ñi bu ñu feebaree mun a faju fexe ba également ñu am un personnel de santé de qualité nit ñi aussi bu ñu ñëwee seen ay préoccupations ñu mën ko jël en charge mais hôpital tey boo demee Bambey gi yëpp la koy wax donc boo duggee ci hôpital bi pratiquement rajo bi léegi panne na amatul rajo bi panne na boo demee maternité gis nga maternité bi état de délabrement bu mu nekkoon bon ak yeneen tey service d'urgence ba la ñu créé boo fa demee tey ji yooyu dañ lay bëgg a rey y a rien donc moi je pense que yooyu mooy priorité mais ay tabax ak yooyu c'est pas des priorités on a vu également que dañu jël ay nit recruter leen ci hôpital bi un personnel à ne rien faire donc yooyu yëpp nekk ay charges supplémentaires yoo xamante ni ci kaw population bi lay retourné waan te ñooñu ñu ci bëree bëri du ñu dara lu dul ay mbokk ay xarit ay ainsi de suite alors que li ñu yor du seen alal ñoom alalu dëkk bi la donc dañu war a fexe ba dëkk bi nit ñi gis ci seen bopp. Mbaye ni nga ko waxee léegi dafa mel ni kon gestion bi daal jàpp nga ni lépp dafa xaw a donc gëlu góose yow tey bu yàlla defoon nga dem ba falu donc yan changement nga bëgg a apporter ci li nga xam ne nii moo di CDS bu district sanitaire bu Bambey. waaw donc Abdou ñun defe naa d'abord lu ñuy njëkk a wax mooy comme ni ñu ko waxee rek il faut que d'abord ci centre de santé bi ñu am ay relations apaisées entre un CDS ak l'équipe cadre bi nekk ci CDS bi nekk ci hôpital bi moo xam muy le médecin ak ñiy accompagner le médecin parce que tant que amuñu ay relations apaisées entre structure sanitaire bi ak le CDS mënuñu liggéey mënul am foofu donc loolu mooy li nga xamante ni ci la ñuy njëkk a teg suñu tànk leneen li ci des aussi mooy lu ñu wax ñun suñu liggéey ci ñetti mbir lay tegu benn bi mooy ci population bi dinañu fexe ba population bi ñu delloo leen seen structure parce que structure bi seen structure la ñu am ay soins de qualité yu accessible mais ci coût yu yomb aussi mais leneen li ci des aussi mooy dinañu fexe ba nga xamante ni tey jii nii hôpital bi lu may wax du hôpital sax centre de santé de niveau 2 la mais centre de santé de niveau 2 bi fi mu toll waroon na ko dépasser depuis des années ñun xam nañu ni tey jii nii centre de santé bi am na ay moyens am na ay ressources tey pour ñu jëlee ko ci niveau bi mu nekk pour yóbbu ko ci beneen niveau mais il faut que loolu nekk volonté wu CDS bi fii nekk mais su nekkee CDS bu nga xamante ni dañoo am yeneen préoccupation je crois que jafe-jafe askan wi du nekk seen problème parce que tey yow da ngay ñëw Bambey chaque jour boo demee Diourbel ñu wax ko femme buy accoucher ñu yóbbu ko Diourbel bu eggee accoucher foofu lay accoucher matrone yi lan la ñuy wax à Diourbel Bambey xanaa amul matrone donc yooyu yëpp comme li ma wax nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ñun jàpp nañu ne bu ñu population bi jàppalee dinañu fexe ba jafe-jafe yooyu ñu saafara ko ticket yi mu wàññeeku nit ñi mën a gis seen bopp ci ticket yi mais aussi surtout les mutuelles de santé parce que mutuelle de santé yooyu population yi ñoo ci nekk mais malheureusement tey convention yi ñu amoon ak mutuelle de santé yi yëpp arrêté nañ ko xam nga donc loolu yëpp nekk aussi ay jafe-jafe gis nañu également que tey boo ñëwee ci hôpital bi comme lu may wax mais la couverture maladie universelle c'est une politique sociale de l'État mais nanguwuñu ko appliquer te loolu dafay permettre ñu jël en charge une partie de la population c'est la couche 0-5 ans donc dañ ko war a appliquer donc yooyu daal jàpp nañu ne ñun bu ñu yàlla dimbalee ba ñu ñëw fii dinañ ko appliquer dinañu xool également nan la ñuy def ba population bi mën a gën a sentir seen bopp ci structure bi mais également le personnel de santé bi fay liggéeyee parce que personnel de santé boobu tant que amuñu satisfaction je crois que mënuñu liggéey boo xamante ne askan wi dinañ ci gis seen bopp donc loolu daal vraiment jàpp nañu ne mooy li nga xamante ne am nañ ko comme yéene suñu yàlla dimbalee ba ñu ñëw fii bëgg nañ mu changer incha allah. Mbaye njàmboon boo xam ne nii ñu bari ñu ngi koy def ci askanuk Bambey moo di cherté ticket yi wala sax yenn service yi boo fa demee day cher trop yow aussi est-ce que ëllëg jàpp nga ni daal boo ñëwee li nga xam moo di ticket bi na nga ko fas yéene wàññi ak aussi yenn service yi na nga koy wàññi.
waaw Abdou je crois que loolu wax nañ ci parce que xam nga tey lu ma wax ñun centre de santé de niveau 2 la ñu am donc centre de santé de niveau 2 dafa war a am lu ñuy wax tri infirmerie maanaam nit ki bu ñëwee am possibilité mu dem infirmier gis ko donc kooku noonu tey ñun jàpp nañu tey ticket yi nekk ci hôpital bi nii dafa cher parce que boo demee hôpital régional u Diourbel mais ticket yi ngay fay fii presque moom ngay fay foofu te loolu hôpital régional la ñun on a un centre de santé fii dëkk bu mel ni Bambey téeméer yoo wàññi juróom-ñett fukki jotul seen loxo jotul seen ginnaaw donc bu ñuy teg politique gu santé ñooñu la ñu war a sóoraale mais waruñu quand même di sóor lu nga xamante ni nii ay nan la ñuy def pour am ay bénéfices comme nu ma ko waxee hôpital bi du marché du boutique daf fi nekk pour askan wi donc dañu war a fexe ba askan wi jot ci bu ñu ci mënee bu ñu ci bëggee dem mën ci dem parce que même ku yorul sax je crois que tey jii nii hôpital war na la mën a jël en charge dans le volet social parce que hôpital boo demee y a un service social bu nga xamante ni pour ñu yorul la à plus forte raison nag maintenant ñi nga xamante ni dañu yor seen xaalis donc war nañ mën a fexe aussi ba ñooñu hôpital bi mën a accessible ci ñoom bu ñu fa soxlaa ñu mën fa dem Mbaye ba léegi sama question tontoo aussi damay maanaam seeta ticket yi da nga koy wàññi da ngeen koy wàññi wala en collaboration avec ki nga xam moo di médecin chef bi wala déet non Abdou kooku moom li ñu wax ñun xam nga on a fait un programme bu ñu wax lu ñu wax ci programme bi c'est très clair bu ñu ñëwee fii waxuma les mois mais les jours qui suivent notre élection en collaboration avec le médecin ticket yi dañ koy wàññi mooy le premier pas bu ñuy posé kon ba léegi rek ñoo ngi dalal ki nga xam ne nii moo di Mbaye Diack moom nekk candidat ngir jiite li nga xam ne nii moo di CDS bu Bambey ba léegi rek balaa ñuy tëj Mbaye fan ngeen toll nag si waxtaay yi est-ce que déposé nga sa candidature ak processus électoral bi est-ce que lépp daal jàpp nga ni jaar na yoon nous sommes à 2 semaines wala sa ñaari ay bés moo des ngir rek ñu daal di dem si élection yi. waaw bu dee ci wàllu woowu aussi je pense que liñ ci waroon def ñu ngi koy def parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor baatu askan wi muy association ak groupement ak chef de quartier yi nga xamante ni ñoom ñooy voté ñu ngi dem di leen rencontrer di leen seeti di waxtaan ak ñoom di leen tegal également suñu programme donc je crois que foofu aussi ñoom déglu nañ seen ay jàmbat xam nañu li nga xamante ni moo leen metti te jël nañ ko en compte donc bu dee ci wàllu processus bi aussi loolu aussi je crois que l'autorité administrative moom moo am tey prérogative bu organiser ces élections li mu ci war a def mu ngi ko ciy def mais dañuy wax rek que ni comme ni ñu ko waxee woon ñun en tout cas li ñu intéressé mooy ñu am des élections libres transparentes et démocratiques après maintenant Bambey ñoom ñooy choisir ku leen neex ñu teg ko fi mais li ñu intéressé mooy qu'on ait des élections vraiment libres démocratique et transparent. question bi mooy il faut ma poser la ko balaa ñu tëj ndax ki nga xam ne nii moo nekk ki jiite tey mu di Karim Ba for nañu si wéewu béy nii dafa bëgg a nekkaat candidat alors que dañ ne woon kat ñaari mandat nga am droit def ko waaye moom kon bu ñu ko falaatee day nekk 3e mandat loolu aussi est-ce que amoo si benn point de vue ndax aussi bu ñu fàtte ni am na benn réforme boo xam ne nii jaaroon na fi ba aussi tey war doo ko mën a may mu daan nekk li nga xam ne nii moo di candidat. waaw kooku aussi xam nga comme ni ma ko waxee rek ñun bokkoon na ci yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci table ji pour wax ni moom ñoom CDS bi fi nekk depuis 2014 ñu ngi fi 2014 lañ leen faloon donc depuis 2014 ñu ngi fi comme ni nga ko waxee et que texte bi nga xamante ni moom mooy wax ci wàllu CDS lu mu wax c'est très clair 2 mandats de 3 ans maintenant bi ñu defee seen premier mandat ba entamé seen 2e mandat y a eu benn réforme bu jële fii les comités de santé indi les CDS réforme boobu bu mu ñëwee avec le médecin sortant bi fi nekkoon Kali dafa defaat benn renouvellement ci la ñu nekk nii renouvellement boobu moom lañ jeexal nii ñoom ñu wax ni mooy seen premier mandat ci CDS yi kooku aussi lu ma wax rek l'autorité administrative bi nga xamante ni moom moo fi représenter le président de la République moom mooy interpréter le décret s'il juge que ñoom dañu war a demaat am nañu possibilité pour demaat ñun on est républicain on est légaliste dinañu dem ci loolu noonu mais li ma wax aussi nii askan wi ñoo ci am solo en tout cas képp ku mun di présenté wu jàppal ne askan wi ñoom ñooy xool ëllëg ki leen doy ñu teg ko fi mais quand même ñun amoon nañ ci suñu point de vue bi ñu ci amoon mooy que ñoom waratuñu présenté wu parce que def nañ fi 7 ans mais comme lu ma wax aussi loolu point de vue wu citoyen simple la autorité administrative bi nga xamante ni tey moom moo am prérogative boobu moom mooy interpréter les textes moom mooy wax ndax ñoom am nañ droit présenté wu wala amuñu droit présenté wu mais lu mu ci mën di nekk ñun pare nañ pour affronter leen. question mujj bi rek mooy nekkul yow kese yaay nekk candidat am na aussi yeneen candidat yoo xam ne ñu ngi fi ban regard ngay jeter ci ñoom. waaw en fait man lu ma wax rek c'est-à-dire que il faut que ñu arrêter aussi di nax population bi. parce que xam nga dafa am yoo xamante ni nii moi je pense que c'est leurrer la population parce que tey effectivement dégg naa ay candidatures yu bari mais li ma ci gën a amal solo ba am ci solo daal mooy lu ma wax rek il faut que en tout cas ñu xam ni dañuy dem ci ay élections yooyu nag population wu Bambey
ñoom ñoo souveraine maanaam ñi nga xamante ni ñoo war a voter ñoom ñoo souveraine candidat yooyu aussi moi je les appelle ñoom ñëpp ku ci bëgg na ñëw ñu toog autour d'une table mu teg programme am on discute sur un programme man nekkuma fi di wax fal leen ma wala fooli leen diw teg ko ci ay wax rek nous avons un programme bien déterminé pour le centre de santé je pense que candidat aussi bu nga xamante ni am nga programme wóolu sa programme moi je vous invite ngeen ñëw ñu toog ci table ñu discuter kon agsi nañu si ci ndaw gi xanaa rek bàyyi la rek nga lancer benn message ñi nga xam ne nii ñoo lay seetaan ak aussi ñi nga xam ne nii bëgg nga ëllëg ñu daal lay voter donc may naa la nga def 30 secondes pour nga def sa campagne. voilà donc Abdou ñu ngi encore leen di remercier yéen waa rédaction bi di remercier directeur Babacar donc comme ni nga ko waxee léegi rek en tout cas ñun message bi ñuy lancer mooy ñu ngi d'abord remercier population Bambey parce que depuis que ñu engagé wu ci combat bi am na ñoo xamante ni ñoom ñooy jël seen téléphone di ñu woo di ñu xamal que ni ñu ngi ñuy soutenir ci combat bi donc loolu dafa am lu muy témoigner leneen li ci des mooy comme ni ma ko waxee rek li ñuy lancer comme message population Bambey mooy que ñun ñëpp Bambey lañ dëkk benn structure sanitaire la ñu am tey muy hôpital bii nii su baaxee ñun ñëpp la baaxal mais également su bonee ñun ñëpp la bonal kon waruñu seetaan muy yàqu je crois que tey jii nii population Bambey ñoom ñoo war a jëlaat seen responsabilité parce que mandat jeex na ñu delloo mandat bi ci seen loxo ñoom ñoo war a tànnaat nañu xool bu baax ñi ñuy tànn ñu teg leen fi pour que au moins demain population bi mun a soulager wu leneen li ci des mooy lu may terminer mooy lu may lancer comme appel mooy nos frères candidats yeneen candidats yi que ñu xam ni ñun ñëpp ay doomu Bambey lañ donc c'est des élections dañuy dem ci ay jongante ku nekk am nga droit wax li nga sentir pour population bi mais quand même mu nekk ci cadre juste élection après Bambey waay yi ñoom ñooy ak Bambey waas yi ñoom ñooy choisir. ma ngoog kon agsi nañu si ci ndaw gi ñu doon dalal rek si invité rédaction tey journal Bambey 24 kii di Mbaye Diack nekk candidat pour daal di jiite li nga xam ne nii moo di comité de développement sanitaire élection yi nag war a am fii ak ñaaru ay bés kon di leen jaajëfal si teewli bi kon jébalaat kaddu gi ki nga xam ne nii di Matar Ndiaye ngir rek mu daal tëj jotaay xibaar yi. mu nga di ko jaajëfal bu baax moom nga xam ne mooy Abdou Fall ànd na ganam gi nga xam ne moom mooy Mbaye Diack moom nag nekk candidat ci comité bi nga xam ne mooy comité de développement sanitaire bu Bambey bu ko jiite bokk ñi nga xam ne ñoo ko moo ko bëgg a jiite moomoon nag waxtaan bu yaatu ci wàllu woowule kon nag mbokk yi loolu moo fi nekkoon ci wàllu xibaar di leen jaajëfal yéen itam di leen jox rek di daje benn yoon ak programme Bambey 24 jërë ngeen jëf.